Bienvenue sur KS Sport TV. Votre émission Diar Diar est à son 4e numéro et reçoit encore un autre joueur. Un joueur talentueux, un joueur hors pair, avec un talent immense. Un libérateur, on peut le dénommer l'hélicoptère. Il s'agit d'un certain Badou Gadiaga. Badou Gadiaga, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Mansour. di leen nuyu di leen ziar di nuyoo islam mooy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Badou émission bi moo tudd Diar Diar. ñu nekk en notre 4e numéro. ñu recevoir oon comme ni nga ko gisee rek. ku mel ni Issa Mbaye. ku mel ni Papa Abdoulaye Sène ak Djibika. tey ñu ñëw jël la. toute la jeunesse malikoise doon la laajte. naan yow lan doon xaar far ñu jël la si 4e numéro bi. yow noo dundee loolu Badou Gadiaga yow nan nga ko dundee. waaw sant yàlla rek Mansour mooy honneur la. parce que Malika li fi nekk ci talent. ko xam nu mu toll. bu ñu defee choix jël la comme 4e position tu te dis que tu es flatté. waaw dafa mel ni sax dañ la jox loo xam ni mérité woo ko. defe naa ci avant première bi waxoon naa leen ni génération bu nekk day am ñu lay marqué. ñun ñi ñu marqué woon ci football. buñ commencé woon bu doon ñun ñooy jël. ñun du ñu ñëw sax 15e position ci gannaaw la ñuy ñëw parce que dafa am ay mag ñu jëkkoon football marqué ñu. di rafetlu tim fi ngeen commencé muy ci Issa Mbaye. Issa day symboliser footballu Malika. waaw ci lépp nag sama goro la. parce que sama sœur lay denc. mais talent kenn xamul lu mu toll muy Yëmbal muy Pikine muy Dakar yëpp football na fa football bu am solo. ngeen dem ci tonton Ablaye Sène. nga xam ne moom damay wax ni bu fi nekkoon bu ko équipe nationale amoon dootuñu raté penalty. musuma seetaan Ablaye Sène mu raté penalty. te góor bi day jaar fii bal bi jaar fii. ñu pare ñëw ci grand ji bi. waaw gars yi daan ko tudde pëlu Malika bi. Yëmbal bu daan dem ana pël bi ñëw na mu xëcc karaw gi takk ko. waaw mais bu duggee ci terrain bi macha allah defal la loo xam ne moom yéeme na. donc ñooñu bu ñu ñëwee bu ma ñëwee en 4e position damay wax ni je suis honoré. parce que ay talent ngi fi. waaw ñoo xam ne ñenn ñi ñu ngi bitim réew. ku mel ne ay Boubacar Kébé nga xam ne ñoo ànd ñoo defandoo ñoom Pape Sène. waaw def lu nekk ci football. ay Pathé Dione monsieur le maire Ndione Mara. waaw kenn du ko fàtte ci football ñoom Badou Gadiaga nga xam ne mooy papa yi ñoom Matar ak ñoom Mati. ñoom ñëpp daal vraiment def marqué nañ ci football. ñoom papa laay bàyyi nguut. kon yow buñ mënee wax yow Malika nga juddoo. waaw man moom chance bi ma am ñi ko am bëriwul. mooy man Malika laa juddoo. en quelle année. 1964. maa ngi judd le 1er mai 1964 muy fête du travail donc fête du travail mooy nekk sama anniversaire. 1er mai àdduna bi yëpp moo koy féete. defe naa benn dëkk mooy exception sur l'histoire mooy la Suisse. ñoom ñoo ko dul féete mais ñëpp dañ koy féete donc jour boobu laa judd muy 1er mai 1964. sama papa di Seydina Assitou. juddoo Malika. moom it ñi ko jur juddoo Malika muy maam Astou Sène ak maam Doudou Gadiaga Doudou Anta la ñuy wax ak Seydi Anta donc am baay yu juddoo Malika waajur yu juddoo Malika amaat maam yu juddoo Malika dafa raar. d'accord waaw dafa raar. léegi est-ce que yow fréquenté nga aussi tamit l'école dugg nga école. waaw xam nga comme ni ñuy def ci xale rek. mag ñi daan wax ni xale da nga koy jëkk a dugal ci alxuraan. alxuraan jiitu ci moom. buñ duggee ba nga xàmmee nga soog a dem école parce que léegi la âge teel. xale yi suñu doom yi di dugg ay 5 ans école 6 ans école ñun 7 ans boo gënoon teel. 8 ku dugg 7 ans sax danaa kii moom xale la duggee. xale bu ndaw bi ñii 8 ans ñii 10 ans am na ñoo xam ne 12 ans lañ ba 13 ans lañ daan dugg école. période bi xale yi di am entrée en 6e. la nit ñi daan dugg école. waaw mais jaar nañ ci foofu. jaar ci daara. waaw jànge ci yin ci fàttaliku papay Kempes. Baye Ousseynou yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko. amiin moom moo yoroon école bii ñuy wax école arabe. booba ñoom John Thiaw fii jàng ñoom Seexu Thiam ñun ñu ñëw nekk 2e génération nekk seen gannaaw. Baye Oustaz jàngal ñu. bi ñu paree ci Baye Oustaz dem nañ ci Baye Ndaraw. ndam si yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko mooy papa yi ñoom Mor Sarr.
Njóobeen ñoom Alassane Diop. Baye Ndaraw yoroon na daara moom daf ñu daan yóbbu ci tool ba. Mbëbës ñuy dem di jànge di yóbbu suñu kii Seyna lay mel mi nekk mairie. moo nekkoon suñu magu daara. dëgg la waaw day nëbbatu rek mais moom moo nekkoon magu daara bi. bi ñu jógee foofu tim ñu dem ci Baye Gaañi Cissé. Baye Gaañi papay Bokar décédé na. ñoom ñëpp yal na yàlla leen Baye Gaañi maa ngi rappelé am na saar wu ñuy wax lam yakuni lazina kafaroo min ahlil kitab maa ngi ko mokkale kër Baye Bakary boobu sam papa day tabax kër gi mais Baye Gaañi bu ñu jàngiwul daf ñuy jël yóbbuñu ñu toog ci suufu bâtiment bi paa yi di liggéey ñun ñuy jàng foofu waaw loolu dama ko alxuraan bi moom moo ubbi dënn bi daal moo jiitu daal loolu daal lu am solo la moom ci doomu jullit waaw ci doomu jullit ñu comme ni jaar-jaar bi presque football la waaw mais dañ ci waxaale la vie de la personne est-ce que foofu ci école bi primaire bi ak daara ji doon nga tàppe ci ballon bi waaw xam nga fii moom ballon moom daanaka boo xàmmee rek commencé cee dóor mooy boo amee 2 ans 3 ans déjà ñun dañ daan commencé di football nekk ay xale yu tuuti booba bal yombul dafa jafe boo amee bal yaay nekk buur bi daal non Mansour boo amee bal kay boo téyee bal bi yaay classé te doo génn te boo meree yóbbu sa bal yow amoon nga bal aw ma woon bal mais tamit mais bal bi dañ koy lijjanti c'est-à-dire bu bal amul dañuy dajale ay morceau dajale ko ba mu dëgër ñu takk ko daal di koy def bal daan jàngee football nag ci diggante Thiène ak Ngadiaga di fa football ay match Ngadiaga ak Kébé tey suba Ngadiaga ak Thiène foofu mag ñi ràññee woon nañ la fa déedéet booba xam nga ci loo bi la nekk rek ñun ñëpp dañuy football rek bu ñu paree dem boobu carrière commencé wul amul ay football bu ñu paree nag ñu dem véranda mais ban âge nga sentir ni yow football bi yaa ngi koy commencé di def nag nga xam ni chaque jour soo ko deful nii da nga koy boole si sa ADN ko chaque jour quotidiennement c'est que loolu moom naturellement ñun ñëpp bi nekkee xale parce que bu football bi jàllee daanaka moo doon suñu sport favori donc dañ daan def ci école bi classe ak classe dañ daan football maa ngi rappelé ñun bi ñuy ñëw suñu anciens yi moo nekkoon ñoom Abdou Koumba ñoom Grand Mor Sène ñoom Saliou Diop ñoom Ndaas ñoom Mohamed Lay États-Unis ñoom ñoo nekkoon ci classe bu mag bi ñun ñu féete leen suuf léegi nag ñu dañ daan tase am na benn waay bu ñu daan wax Daouda Sonko li ma jaaxaloon ci moom bi ñuy def CM2 daf daan jël bal dóore ko ci camp yi mu àgg camp yële gis nga école ni mu gàttee yow boo dóoree ndàgg sax bal bi àgg mais ñun daf ñu jaaxaloon waa ji nu muy dóore bal tellement dafa amoon force muy dem camp ba camp boobu ku ñuy wax Korgas ñu koy wax Baye Amar moo ñu doon góolul ak ku ñuy wax Doudou Mbaye ñu tudde ko Michelin moo mu joon am problème mu xel daan dem ni mbalit te moom it mujj décédé yàlla na ko yàlla yërëm daf ñu daan góolul maa ngi rappelé ñu amoon benn penalty moom mooy góolu mais comme buy góolu day gëmmu xool période bi muy gëmmu waa ji dugal na bal bi mu taxaw pour waa ji dóor ñu ni ko bal bi dugg na c'est-à-dire ci réflexe bi mu am noonu bal bi dugg na daa te yëgul ne dugg na Boubacar Kama daa mënoon toog Boubacar Kama ko gëmmu nga sa bët yi ba bal bi dugg donc ñu koy dund école di footballandoo vraiment da ngay sentir que nii ñii dans le futur bu ñu amee encadrement mën nañu nekk c'était ici à l'école de Malika école de Malika léegi ñu tuddee ko Seydi Anta Gadiaga fi nga amee sa entrée en sixième fi laa amee sama entrée en sixième en 1977-78. nga dem. waaw bi ñu paree nag comme ñun ñoo amoon chance dugg école à 7 ans. am ñu dugg école 8 ans. ñu amoon benn maître bu ñu marqué nag muy monsieur Kébé ñu koy rendre hommage yàlla na yàlla yërëm ko tim vraiment moom Mboro kii daaru bii nekk après Mboro avant Ndongoor fa la wàcce liggéey. dafa jabatigoon ñu amputé ko ñun régulièrement dañ ko doon seet te CM2 la ñu yoroon mais daf ñu marqué woon. dëgg la waaw parce que dafa liggéey ci ñun loo xam ne moom ak Fodé. parce que Fodé moom it génn na àdduna yàlla na yàlla yërëm ko. Fodé bi ñuy dugg primaire première année moom lañ taseel. moo ñu yoroon première année. léegi bi ngeen demee secondaire nag foofu tamit boole nga ko ak football bi. waaw bi ñu demee secondaire nag fi la football bi gën a feeñee. parce que bu ngeen demee ci école yi. day am ce qu'on appelle les interclasses. da ngeen football classe ak morom yi. mais dama daan xool ni bu ñuy def classe ak morom yi gars yi bu ma ñëwul sax dañuy feebar. parce que danaan Gadiaga moom bu ñëwul wala gaju Souleymane la. c'était où à Yeumbeul ou bien à Pikine. à Pikine waaw Pikine ñu ngi doon jàngee terminus su P5 muy tali bu bees. mais di footballé Alassane Djigo. dañ daan football Alassane Djigo wetu syndicat. buñ paree xaar ngoon gi ñu xaar entraînement ñaay. foofu xawoon nga fa ràññeeku.
ci école bi moom. ci football bi waaw ci football bi moom dañ ma daan gars yi dañ ma daan jëkkante ci équipe bi. football nga woon joueur nga woon wala góol nga woon foofu. boobu maa ngi góolu. yaa ngi góol boobu commencé gu ma football ci biir. bu méttee bu ñu footballee nii ba mu métti. ba gars yi mënuñoo gagné laay bàyyi camp yi dem football yi pour dugali bi. donc may alterner les deux. da ngay góol su gars yi dugalee nga bu ma góolee bu fekkee wóor na ak góol bi dañuy gagné du ma dugg. mais buñ ñu naree gagné ma joxe camp yi. sol maillot dem li jëndi ko. dugal benn wala ñaar ñëwaat. léegi foofu waa Malika da nga basé woon Pikine. déedéet chaque jour dañuy jibbi si. léegi fii Malika nag ban équipe nga nekkoon ba nga xam te ni. Malika tim noonu lañ fi footballé parce que boobu Malika yëpp benn équipe ba fi am. mooy grand yee yoroon équipe bu mag bi muy ñoom tonton Ablaye Sène ñoom Insa Tall ñoom Djibika ñoom Baye Doudou Diène. waaw ma ne comme fii ci biir Malika ban équipe ba nga xam te ni équipe bu commencé organisé. te fi nga nekkoon mooy dañ daan dégg ñu naan ay jaljalin. di tudd ay ngoyaan di tudd ay bleu. waaw ndax équipe yooyu am na yoo xam te ni yow football nga fa. waaw football nañ fa ci catégorie yu ndaw yi parce que maa ngi rappelé équipe yi dafa amoon jaune. boobu jaune ñu ngi logé woon suñu kër parce que ñoom Pa Assane ci lan bokkoon. ñoom ndam si yàlla Alpha Sène ak ndam si yàlla Doudou Kébé. yal na yàlla yërëm leen. mu amoon bleu. ñu logé kër Baye kii Ibrahima muy Baye Libo ak kër Baseyna. moo doon bleu yi muy ñoom Sidi Diop. booba ñun xale lan dañuy ñëw di seetaan. mu am jaljalil muy ñoom grand Mbaw ndam si yàlla si yal na yàlla yërëm ko ak ñoom Diop Mamour ñoom Saw Sidi. ñoo doon jëli daan jëli nag benn grand bu mënoon football yëmbal bu ñu daan wax Omar Thion moom it génn na àdduna ndeysaan donc pratiquement ñoom ñoo nekkoon côté jëli donc ñu jël ngoyaan moo doon jeunes yi nag muy booy fa lañ bokkoon léegi ba bi ñu nekkee ngoyaan nag dañu amoon ay ñoo xam ne ñoo ñu jiitu ñu mel ni ñoom Omar Sène man dama doon jouer rôle deuxième gardien ci gannaaw ba bi ñu demee cadet Omar Sène moo nekkoon titulaire Boulaye nekk deuxième man ma nekk troisième gardien laa nekkoon ci cadet loolu amul lu mu joué ci yow psychologiquement troisième gardien nga jàpp ni yow waaw donc pour nga bañ a góol waaw te xamoon naa ni comme mën naa alterner football beeg góol bi bi ma defee analyse xam ni déjà ki ci kanam bu dee Omar Sène moom il fait la différence. c'était l'incontournable ko incontournable c'est-à-dire c'est le numéro 2 d'office. xam nga numéro 2 carton mën na am wala mu am rouge ci match nga dugg. mais boo nekkee troisième position il faut que numéro 1 jàll numéro 2 jàll pour nga dem. nga xam ni foofu mën ma def prise de conscience ma ni fii bu ma fi toogee. analyse bi may def mën naa yàgg. comme mën naa dugg ci terrain bi. te def un choix sur. benn gardien ak def choix sur 10 joueurs de champ tu as plus de chance nga bokk ci 10 joueurs de champ yi loolu moo tax ma bàyyi góol bi c'était à Ngoyane waaw c'était à Ngoyane bi may commencé foofu Ngoyane ma ni naa bàyyi góol bi dem ci terrain bi avec l'aide de Fodé Ba Monsieur Ba waaw monsieur Ba waaw parce que moom dafa daan teel a gis capacité yooyu dafa naa moom moo ma jëkk a lancé sax ci match noonu moo ma jëkk a lancé ci match c'était vers les années 1900 et quelques waaw parce que 86 jëm 90 waaw le grand Fodé mu ngi noonu moom moo ñu defal du woon man dong ñun ñëpp man Pape Sène Boubacar Kébé Serigne Fall mii dem Dakar dem dëkk maa ngi rappelé séance de Fodé daf ñu daan ne boobu terrain bi mu ngi marché ñu koy wax terrain gaal gi ak Daouda Ndiaye ñoom Khalifa ñu ngi préparé donc dugg pour dem football yi cadet mais boobu Malika melul nii c'était les cadets de l'AS Malika AS Malika benn équipe am te léegi AS Malika ñi ci bëri dañuy war a dem def travaux champêtres dem tool roose ba pare pour ñëw football maa ngi joxe benn anecdote Omar Sène moo ñu war a góolul mais pour Mambay Sène bàyyi ko mu ñëw dafa war a roose 60 plans roose ko suba gi pour mën a ñëw football si. te yéen bëgg ngeen mu ñëw. te ñun bëgg nañ mu ñëw. kon léegi lan mooy solution ñun dañuy ànd ak moom jàppale ko ci liggéeyu toolam roose la ko. pour moom mu mën a ñëw football. pour te dire que conditions yi ni mu difficile woon malgré ça gars yi dañ ci daan génn. donc noonu daal la ñu commencé di changement di am. bu carré AS Malika mu ngi dem yëmbal. ñu ngi dem yëmbal ñu ngi dem sax di football yi ba départemental. man je me rappelle carré ASC Malika dem nañ final départemental. ak équipe bu ñuy wax ñoo déggoo bu HLM bu Guédiawaye. boobu tamit Moussa Diop Kenam doon ci football un ancien international. Moussa Diop Kenam benn doon ci football Caire 86. mu ngo Caire 86. équipe boobu dem na noog moom. football ba Pikine di laaj fan lañ dëkk. te boobu ñun xamuñu footballu parce que footballu suuf lañ xamoon. te boobu Alsane Amadou Baré ngi doon soog a bees ci gazon bi.
donc ñu yóbbu la fa pour nga football. C'était une sélection ñu sélectionner les meilleurs. non déedéet booba équipe yi dañu toll woon Malika tollul woon nii. dañu toll woon Malika benn équipe lay am. Yëmbal am benn équipe. Kër Massar am benn équipe. am na ñu daan wax Sabe. nekk côté Mbao am benn équipe. équipe yooyu nag ñoom ñoo tase au niveau de Pikine pour jouer tournoi départemental. léegi mais xale yi Soda aussi tamit joué nga fa. waaw xale yi Soda moom ñun la. boo xale yi Soda yàlla na yàlla yokk yërmande ma njëggam. damay taxaw foofu parce que dañu dund ak moom loo xam ne moom maam Alsaan daf ko takkee Caaroy. Caaroy kaw. mu ñëw sëy si bi muy sëy si ñun ñu ngi soog a duggaguñu école. wala dañuy soog a dugg école vers les années 70 71. mais mu nekk suñu maire. maanaam di ñu defar. léegi bi mu génnee àdduna ak léegi chaque année dañ koy defal kaamil ba récemment bi ñu demee ci kaamil bi. waaw colère googu yéen a ngi ko téye ba dañuy jàng kaamil. bu ñu demee tëje ko foofu. ba mu génnee en 2009 ba léegi dañ koy mooy 2008 xaw ma ba léegi ñu ngi koy def. ñu ngi respecté charte bi parce que dañ ko oyofal dañ ni ñun ñi nga xam ne ñun ñooy xale yi Soda. nañu séddale kaamil bi suñu biir ma séddale ko man ak sama njaboot xale yi dañ ciy jàpp. parce que ñoom it dugal naa leen jàng na alxuraan. xale yi dañuy jàng soxna yi dañuy jàng. man ma jàng sama gaay itam ñu mokkal jàng. ñu bàyyi ci daanaka juróom-benn isib lañ ciy bàyyi muy ñetti téere bu ñu demee ba ci jour bi. 15-20 minutes ñu jàng ko. après man maay tëj xatmu bi. léegi kon seen ami d'enfance yi yéen a ko ñun ñoo koy jàng duñ ko jox keneen. ñoo koy jàng pour rendre hommage à cette dame boo xam ni. dafa ñëw yoral ñu lépp. xam nga Mansour koo xam ni 150 francs ngay cotiser. dem sorti fa ngay ndekkee fa ngay añee fa ngay reere ci fanweeri dërëm. kooku am na te dañ daan desal ça veut dire que ñun dañ daan joxe mais moom daf daan teggi nattam sax def ko ci pour jàppale ñu. moom maire Soda ñu koy rendre hommage. di ko ñaanal elle nous a vraiment marqué. ñu déglu tuuti sa xarit yooyu. nga yëg boo ma laajee ndax xamoon naa bu baax ma ne la waaw parce que nit bu ngeen màggandoo bu ngeen juddoo ci même place màggandoo duggandoo école yarondoo ci dëkk bi. ba jàng bi mu dem ba université jóge université nekk pharmacien ubbi pharmacien Sangalkam terewul ñuy ànd ba léegi je crois que ni nit ki bu ngeen amee presque 60 ans booba bu ngeen juddoo ba léegi yéen a ngi ànd kon yaakaar naan kooku di nga ko xam quoi te loolu moom xam naa ko bu baax ci Badou quoi. waaw carrière Badou dafa yàlla dafa dogal man ak papaam ay cousin lañ quoi maamam bu jigéen bu jur papaam ak suma papa ñoo bokk ndey ak baay quoi. donc papaam sama cousin direct la man tonton laa ci Badou quoi mais sama moral la parce que moom il est de 64 man 63 benn at laa ko magee donc terewul loolu ñu nekkoon ay morom di ànd ci dëkk bi quoi di jàngi di def lépp quoi mais sur le plan football moom Badou moom góol la jëkkoon a doon sax. gardien de but la jëkkoon nekk. parce que ay jamono dañ ne gardien yi pour nga nekk il faut que nga nekk ku mbaame quoi. moom nag donc mu ngi woon ci moom quoi. sawaroon na si nekkoon na un bon gardien. ki ko doon concurrencer fii daal peut-être boo da nga ne Omar Sène wala Xaasim. Vieux Diop ki ndox défenseur buñ ko musa na boole nga am problème. parce que gaaw na am na doole mën naa dóor. te xam nay camp. mën naa buuxante am na tir donc attaquant buñ ko musa na jaxase rek dina am problème quoi. parce que loolu mooy nekk problème bu baax. est-ce que du woon tamit li mu nekkoon gardien bi moo taxoon mu gën a xam. certainement parce que booy seet c'est comme reconversion bi Omar Sène defoon rek quoi. parce que ñoom gardiens yi dinañ am position yi nga xam ni man toujours ci la ñuy mën a amee góol. donc Omar Sène foofu tamit jaaroon nañ fa ak moom quoi. bu Moussa am problème day sol maillot bu laay nekk ci camp yi wala ku mel ni Badou moom mu dem jeu ji neuf. surtout nag temps yi bu daan futal Yëmbal. yéeme na. parce que xam nga nekk lu yomb. parce que moom da daan jóge université dem jouer ji ay Fuuta ki ay équipe université sax dafa doon football sax équipe université quoi. da doon football foofu quoi. pour te dire que ni mu boole loolu yëpp quoi. de ce fait même samedi bi passé le 10 bi. dafa amoon benn assistant bu doon def thèse. mun ma sa waay gunge ma foofu quoi bi ñu demee. maître assistant bi doon suivre assistant moom bi ñu paree moo doon def témoignage ci docteur quoi mu ni docteur mi ñun ñoo bokkoon benn néeg mais à l'université mais lu ne def na ko université surtout nag seen équipe de football bi ñu amoon foofu waaw mu ne école boobu Badou def na fa lu nekk pour wane ne rek mu yéemee mooy terewul woon lool université terewul da doon ñëw di football si fii di football ay puuta ki ay déggoo ak jamono ba Pikine yëpp quoi li dëgg
parce que Badou noonu la doxalee ba gis nga yàlla def na jaam mu nekk un docteur en pharmacie yor pharmacien teral aussi muy def ay action ci dëkk bi quoi socialement mu nekk nit koo xam ne de référence la quoi ci moom kooku Badou mooy suñu guide boo ko déggee mooy boo dama la koy wax ni ma ko misaale mooy ci affaire alxuraan bi ñuy nafar quoi yàlla def na moom wàcc na alxuraan mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi nam-nami ci alxuraan moom moo tax actuellement mais ba tax na loolu rek moom référence la ci mooy suñu imam daal donc te loolu yombul daal yombul quoi parce que nekk université jóge fa nga jàng alxuraan jóge fa taxawul nga terewul nga réussir dans ta vie professionnelle socialement nga réussir donc nekk na loo xam ñun suñu référence la quoi ñu daal mën ñu ko fay quoi et puis mën ñu ko dab aussi quoi yal na ko yàlla sàmm aar ko musal ko quoi. pour wax ci carrière football am nag man damay commencer li nga xam ne moom la débuté woon auparavant mooy gardien de but parce que moom bu njëkk góol la woon bu njaxlafoon sax macha allah nekkoon gën ci ginnaaw Omar Sène ak Boulaye topp ci moom bu ma juumul bon bi mu nekkee gardien de but moom wax dëgg yàlla gardien de but bu njaxlafoon la am fit bay bëgg a dee donc lépp li mu daan def moom da ci daan ànd ak rigueur ak fulla bu mat sëkk te loolu moom naka jëkk loolu la ko yàlla bindee. Badou Gadiaga en tant que attaquant de pointe yàlla dafa dogal nag ñun football noonu nañu man ak moom mi sax yëmbal équipe bu ñuy wax jàmbaar mais bi muy football attaquant de pointe yàlla dafa dogal man boobu fekk naa génn naa tukki naa moo tax football ndoonu ma ak moom en tant que moom mu nekk attaquant de pointe quoi waaw waaye nag li ñuy wax ci moom yëpp vraiment du doon lu ñuy bett parce que ku xam rigueur am ak arñam ak ni mu fonke entraînement ak ni mu bëggee football vraiment bi ma déggee ñu ni mu ngi doon toj nawetaan yi vraiment di def ay résultats yu extraordinaire loolu moom man personnellement bettu ma parce que ku am fulla la ku am vraiment ku bëgg lépp lu muy def da ciy def fulla ak fayda donc loolu moom wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne lu ñu bett la. Docteur comme ni nga ko déggee ci amis d'enfance yi. comme li ñu wax nii. ban réaction nga ci am ni. waaw parce que ñoom xam nga dañu xaw a anticiper. parce que on parlait de cursus. demaguñu woon sax université. ñu ngi woon école primaire jóge fa dem Pikine. ñoom donc anticiper nañ. ñaar ñi wax nag. ñooy sama lépp lañ. waaw parce que ñoo xam ñun bi ñuy ànd amuñu 3 ans. man li Pape Sène wax rek. 64 ak léegi 57 ans la. daan premier mai bii ngay am 57 ans. mais doo sentir que ni yow sax tu am nga âge boobu. man bi ma waxee ñenn ñi samay at danaa ma da nga yokk say at. man leen Dakar gisu leen fi ku yokk at wàññi at lañ fi gis mais yokk at moom gisuñu ko fi. mooy wane ni daal hygiène de vie bi baax na. di sant yàlla. mag ñi ñëw fii. ñu juddoo ci wetu géej gi. mbeex mi di la upp bu baax a baax ak brise bi. dina la dimbali ak sport bi. nga maintenir mais boo gisee karaw yu weex xam ne dootu ñuy xale. ñaar ñi tonton Pape Sène référence la woon ci football parce que gaucher dafa rare. un gaucher. dafa rare ci football te moom gaucher la woon commencé nekk ailier. xam nga li ma lay wax ci Fodé rek bi mu gisee Pape Sène li muy def ci ailier mu ni kii boobu anticiper na li gars yi def nii jël un ailier yóbbu ko latéral Fodé daf ko fi jëkk a def dafa jël Pape Sène repositionné ko ni ko yow gaucher nga te on a besoin de toi bu ñuy def contre attaque jàngal ko ba défensivement mu taxaw fu ñuy defee contre attaque mu daw yéegal bal bi boobu est-ce que Fodé tamit xoolu woon ni ci kaw am na lu mu fa am la am te ne bu Pape ëndee ñooñu dinañ ko mën a yenneeku non c'est que Fodé dafa am lu mu bëggoon travailler bëggul woon un défenseur boo xam ne day yem uniquement sur les tâches défensives koo xam ne yow défense rek ngay def doo am benn apport offensif bëggu ko woon parce que boobu dafa indi système bu gars yi xamul woon parce que football bu njëkk ba xam nga ñaar la woon 4 défenseurs milieu de terrain 2 fa daan nekk attaquant yi 4 ñaari ailier ak ñaari 9 moo doon am ci football bi mu repositionné moom day football un système 4-4-2 comme day football 4-4-2 day am 2 avançants ci kanam mais il faut mu am au moins ñaari latéraux yoo xam ne dinañ am possibilité bu attaque amee ñu mën a jël aile yi pour man di xel li waaw parce que xam na ni togg na ñoo xam ne loo génn ci kaw mën nañ ko dugal donc ci la defaree ñooñu mais tamit est-ce que yow am benn instant bam te ni am na ay références yam te ni seetaan nga leen ci lu mel ni télévision wala nga seetaan ay Coupe d'Afrique
wala championnat Sénégal bi nga gis joueur ba mu te ni moo la émerveillé nga dugg nekk joueur de champ à part bi nga xoolee 3 gardiens yi nga ni da ngay dem nekk ji attaquant de pointe. waaw personnellement moom du benn influence parce que boobu télé déjà dafa raar télé dafa raar te match daawuñu ko wane télé xam nga fan la daan seetaale télé football en Allemagne lan ñu daan may Sénégal Allemagne yi dañ ñu daan may émission defe naa tous les vendredi wala kii nga seetaan football en Allemagne di seetaan ay Yeboah ay Cologne ak yooyu te yooyu boobu déjà fekk na ñun ñu ngi ci biir waaw bu dee équipe nationale Sénégal ñun bi ñu nekkee xale école primaire temps yooyu jamono ay Mbaye Fall la ay Demba Mbaye ay Birane Bi ay Christophe Sagna ay Séraphin Pichetti da nga leen di dégg ci football figure nga daan am mooy carnet yooyu nga xam da ngay dem jënd panini yi nga xool li ñëw taf donc du ñoo xam ne da nga leen gis ñu football ba ñuy nekk ci yow référence man maa ngi rappelé 1976 daa jëkk dem seetaane football Demba Diop te grand bu ñuy wax Abdou Koumba di magu saxeer di nekk fii ci kii bi moo ma fayal mook Diop Ngom ñu uuf ma waaw yóbbu ma seetaani stade ci laa jëkk gis ñoom Mbaye Fall ñu football am na ku tuddoon Cheikh Fam ay ñoom Léopold Diop waaw nekk référence ci milieu di def yoo xam ni ngay dem di leen seetaan benn yoon boobu boo seetaanee télé pratiquement duñ ko wane donc référence daal pratiquement ci football bi doo ko am mais da ngay gëm sa bopp rek xam ni lii war nga ko mën a def nga def ko mais tamit encore comme foofu football bi yaa ngi koy def nii ngay expliquer yaa ngi football foo bëgg a football yi mais aussi yaa ngi ko booleeg jàng mi te doo la woon yàqal dara est-ce que loolu am waaw xam nga njàng mi moom bu ma la nëbbul xale yi du ñu def jàng par amour man njàng mi moom defuma ko woon amour franchement amoon naa talent nag pour jàng parce que bi ñuy classe yu jëkk yi bi ñuy commencé CI di dugg ak Fodé pratiquement man daaw ma génn 3 premiers yi 3 premiers yi moom daaw ma ko génn man nag ku ñuy wax maman Mamadou Ka ñoo daan jël pratiquement premier ku ñuy wax Sidi Sow Boubacar Kébé ñoo ñu daan jiitu ak ku ñuy wax Korko Sow doomu Pape Balde bële mujjoon décédé nekkoon kër Béchar biñ demee nag ba CM2 nag ci laa bàyyee gars yi nag dem ci kanam di jël commencé jël premier nag ba ni ñu amee BFM kii COP ak entrée en 6e waaw mais boo xoolee encore tey jii nii fi ñu toll ñu bëri référence lañ la jël parce que lii ngay expliquer ñu bëri xamuñu ko woon mais bi ñu gisee football bi fu ne nga fa doon football di football Yëmbal di football Pikine di football Malika des fois Malika nga ko defee première heure nga dem Kër Massar football première heure ñëw football si fii deuxième heure tey ñu gis li ngay liggéey ak fi nga ci toll caaxaan joxula ko jàng moo la ko jox yow référence boobu jeunesse malicoise fu jaar ñun ñu référence la ci ñun yow noo dundee loolu est-ce que yëg nga ko loolu waaw xam nga référence bi mooy li may wax rek xam nga àdduna ñun dañu am chance du nekk ci atmosphère boo xam ne ñi ñu yar dañoo nekk ay référence tubaab day wax ni on choisit ses amis mais on ne choisit pas ses parents bu la yàlla dimbalee waajur yoo xam ni ku leen wax ñu ne référence ñun mënuñoo baax bu ñu baaxee ñu la Seyna ay si toog yaa jaaja ko jur nu mu war a mel donc nga am ñoo xam ni da nga leen di teg ci kanam léegi da ngay def benn objectif ngay am mooy njàngale mi nga xam ni man yàlla dafa def samay waajur yëpp maam ya gàddaayoon ñëw wuy si Seydina Limaamu mu dénk leen diine leen indi woon mu dénk leen ni leen àdduna moom ñett yi moo la ciy jariñ li nga sol mu ràpp li nga lekk mu rees ak li nga jiital sa bàmmeel li nga jiital sa bàmmeel nag li la koy may mooy bonne action mooy def lu baax tey bañ a fàttali ko li nga def wala di ci bañ a gis sa bopp parce que boo defee lu baax gis ci sa bopp rek yàqu na man des fois nit ñëw nettali ma loo xam ne defal naa ko man na 10 ans wala 20 ans mais bi ma ko nettalee laay soog a fàttali ko loolu man fàtte woon naa ko parce que man damay def lu ma defal nit yàlla mooy tax te bu ma paree fàtte naa ko objectif bi mooy wut laneen looy def référence bi nag mooy nit boo bëggee nekk ci moom référence da ngay seet fooy teg sa tànk man am naa chance bu Malika mën naa siggi fépp mbedd awma fi sens interdit mbedd yëpp laay jaar xëj na li ma ko may yar la mais jéem a wut jom nag ba kenn du ma gis ci dara naa ma cam waaw parce que dama am ku ma yar koo xam ne mooy Chérif Ousseynou Laye daf daan wax ni laayeen comportement la comportement mooy jéem a doxale loo xam ni ëllëg kenn du la gis ni ah docteur de fañ ko gis waruñu ko fa woon a gis donc yooyu yëpp da nga koy sóoraale te nag yaru mag ñi la waaw kon comme noonu foofu nga waxee yaru mag ñi la boo xoolee am na sa benn rakk
am na sa xarit tamit. ba am te ni ànd ngeen footballindoo ci biti. sa rakk ba am te ni tamit jage na la. sa xarit la. sa doomu ndey la. ñooñu aussi tamit am na lu ñu wax ci yow. la nga xamante ni entre 88 lañ ko gën a seetlu ci yow. jël la comme référence. ñu déglu leen tuuti ba xam ñoom lan lañ wax ci yow. waaw Badou de vraiment xam nga moom sax avant muy football. gardien de but la woon. waaw gardien la un très grand gardien defe naa góol sax xam naa góol la gënoon a man sax ko football. góol bi. waaw parce que moom comme dafa nekkoon xam nga dafa am ci àddina toujours ay nit ñoo xam ay nitu défi lañ. bon bu situation taxawee rek dañ koy bëgg a régler. je me rappelle très bien léeg-léeg doon na dem ba match yenn situation yi xaw a dëgër. day xadaram daf koy pousse ba day bëgg dugg ci terrain bi. football. te fekk góol la woon. loolu nag moo ko dugal sax ci mu nekk attaquant te bi mu nekkee attaquant aussi itam wane na ni loolu ambition boobu nekkoon ci moom. toujours moom la daan démonter ci biir terrain bi. moo tax sax man léeg-léeg bu ñu ko daan dugal pour mu football sax. parce que ci camp yi man laa doon gën a amee assurance ci moom. parce que nekkoon nañ fi ay gardiens yoo xam ne surtout moom. wax dëgg yàlla ak kii Omar Sène. Abdou Koumba. ak Boulaye ak ñoom Gora xam nga Malika moom. dafa nekkoon dëkk boo xam ni. la trempe des bons gardiens. franchement ay gardiens de but yoo xam ne ba léegi. gisaguma sax au niveau national ba léegi ay gardiens yu jëlagul seen dimension. travail parce que xam nga moom il était un attaquant boo xamante ni moom. même su la permettre ay conditions nga dugal. dina créer ay faute ci coup franc toujours moom. xam nga moom bagarreur la woon. moom da doon dem jusqu'à la dernière minute. te aussi daf doon koo xamante ni daf doon affronter ses adversaires. surtout une défense moom c'était difficile ab défense mën ko téye. parce que soit moom dina daf lay taquiner. dina jël bal bi toujours di jouer à la provocation. te xam nga un attaquant toujours su fekkente ni dafa ñemee la confrontation. dafay am toujours ay bénéfice ay fautes. yow yaa ngi fàttaliku match bi nga koy indil bal bi si deuxième poto bi muy jaawale bal beeg poto bi. waaw dugal na bal bi sax mais dafa mbëkkaale poto bi waaw loolu xam nga moo lay wan ni. moo lay wan ne xam nga nit ki da ngay dem ba moment boo xamante ni. moom il n'a plus la tête sur les épaules. parce que mooy xam nga dafa am ñoo xam ni bu ñu xasee boo leen xasee par exemple ci football nga dominer leen. mënoo leen a wax dara. tant que égalisé wuñ. wala surmonté wuñ leen. moom nag ci trempe boobu la meloon moo tax moom boo ko xasoon ba jiital ci match. moom mënatoo ko wax lu mu dégg. mais bon ci foofu laa lay waxal daal ni la Badou. bon vraiment c'est mon petit frère. bon mais durant toute sa vie il a été comme ça. moom il a été toujours un homme de défi. moom dafa mus di bëgg daal. su bëggee dara. fekk amu ko rek du am jàmm. moom il était comme ça. par rapport à ses études mais étude tam noonu la woon. xam nga étude moom da lay wóor ni nit ki passage am fi mu jaar. bon du ay caaxaan moo ko may. parce que am na yoo xam ne boo koy am ci àddina la vie tout demande un coût. àddina loo fi gis nit am ko ça demande un coût. parce que boo tax moom bon xam nga il n'était pas paresseux. yaa ngi may dégg te moom même ba ci je me rappelle bien xam nga ñoo xawoon a jàkkaarloo ay tool. sàq ma. mais boo gisee le matin de très bonne heure sax loo teel ñëw da nga ko daan fekk. muy ñëw di arrosé te teewul day dem jàngi. yaa ngi may dégg di football di entraîner ak leneen ak leneen xam nga yooyu yëpp. bon référence la boo xam ni xale yi. li ñu leen war a gën a jàngal. moo di loolu parce que lii ngay def nii. li tax mu baax moo di am na xale yu toll ci génération yi defe nañ ni. seen papa yi ak seen ndijaay yi mënuñu woon dara. te man j'en suis sûr et certain que ñoom. fi ñu toll woon sax dabaguñu leen parce que xam naa ni joueur bu mel ni Badou man defe naa ni doomam dabagu ko ci football doomam dabagu ko ci yenn yi vie professionnelle donc waaw xam nga aussi xam nga nit bu fekkee si tu es modeste xam nga aussi il faut savoir que il est modeste parce que Badou il passe toujours inaperçu parce que moom nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla mën na jaar fii sax te doo xam ni moo fi jaar mën na de ci mbooloo te doo xam ni moo ci jaar yaa ngi may dégg nekkul ku bari ay yenn problème yi ba moo tax ma dafa oyof donc xam nga nit bu oyofee tam xam nga fu mu dem mën nañ ko adopté
aussi itam gis nga dëgg ci laa ko xam moom lépp loo xamante ni dëgg la mu ngi ci lu dul dëgg it daf koy def fële. moom ni mu daan def buy football yaakaar naa ne man sentiment bi ma daan gën a animé dëgg la en tant que Malikois bu ñu demee yëmbal ASC Malika dem fa ñu nekk ay ndaw dem seetaani li ñu ëppaloon solo mooy na Malika gagné waaw quelles que soient les circonstances na Malika gagné mais man nag personnellement par rapport ak Badou li ma doon gën a animé mooy la peur parce que dama doon ragal tout le temps bu balaa match bee jeex mu blessé parce que Badou mooy joueur boo xam ni du denc. Donc sur le plan dépense énergétique yaakaar naa ni day dem ba jeex takk et puis il prenait tous les risques pour gagner pour dugal yaakaar naa ni loolu man li ma daan gën a animé ci la bokk parce que je pense que y a un match yëmbal bu mu bëgg a dugal ba dem bëkk poto bi je pense Kempes ba récemment sax dafa ma ciy tooñ naan ma damaa ñëw yanu samay loxo naan waa sama mag dee na donc loolu mu nekk lu am solo loo xam daa man vraiment c'était un sentiment de peur moo mën a animé beneen bi nag mooy satisfaction gis sa mag di def ay prouesses sur le plan footballistique ba tout un village parce que jamono boobu du ma wax commune mais tout un village se met à ses genoux yaakaar naa ni exemple patent bi rek mooy bi Malika di jël coupe zone yëmbal bi ba saane ko ndeysaan grand saane yàlla na ko yàlla yàggal dolli ko wér dolli ko sutura yaakaar naa ni moo ko tingoomee yëmbal ba Malika loolu nag mu nekk des images très fortes yoo xam ni ça fait tout le temps plaisir bu fekkee ki ñu koy defal dafa bokk ci yow rawatina nag mu nekk sa grand frère. Sur le plan éducatif sur le plan sportif sur le plan religieux tout le temps day am ay jeexital parce que souvent ñun li ñu daan am mooy sa mag moo lay jiitu ci njàng mi moo lay jàppale donc moom moo lay tette les samedis et les dimanches moom moo lay encadré guddi gi moom moo lay jàngal. donc yooyu aussi moonu dal yaakaar naa ni Ngajaga bokkoon na ci kër yi nga xam ni ñu bari daanañ yebal seeni doom guddi ñu ñëw jàng si fa parce que booba y avait vraiment bariwul woon des étudiants mais yàlla dimbali woon na ñu am ci ku mel ni Pape Momadou Laye ku mel ni Alioune Badara ku mel ni Adama ñooñu nga xam ni c'était vraiment aussi ku mel ni grand Serigne Abdou ñu gën koo xam ci inin donc ñooñu jiitoon ci daara ju mag ji moo tax ñoom daan encadré ak grand saxeer bi nekk sédiment ñoom aussi ñoon daan dimbali ci lu bari donc yaakaar naa ni aussi si sunu réussite scolaire ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni daal intervenir nañ ci moom nag il a été gardien de but un très grand gardien de but donc ak waa Ngoyane après mu dem nag ba ci yàgg mu peut-être sax loolu mooy chance am détente bi mu amoon bi muy football yaakaar naa ni c'était une détente impressionnante ci un joueur de champ Badou daan jóg góol jóg sax Badou mbëkk góol bi du laal ak ay loxoom donc ça c'est une force peut-être aussi qualité boobu mu ngi ko jële woon au moment bi nga xam ne moom la nekk gardien de but donc il fut vraiment un très très grand joueur man damay wax souvent ñi may waxtaanal ñeneen quand je vois de grands attaquants comme Drogba et autres dama naan jotuñu sax Alioune Badara ci qualité yi nga xam ne moom la amoon mais bon comme on sait yàlla moom mooy dogal parcours moom aussi li mu gënoon a prioriser mooy les études mooy yàlla dimbali na ko ci bu baax a baax ba tey bon mu génn man cee am lu mu sutur la mën ci yor njabootam donc ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na yàlla yokk xéwali bu baax a baax beneen bi nag j'ai eu la chance parce que damay wax ni ku mel ni ñoom Badou ku mel ni ñoom Galaña ku mel ni ñoom Omar Sène ku mel ni ñoom Issa Mbaye man li ma gën a impressionné ñoom du qualité football bi noom mais seen longévité man moo ma yéem parce que boo xoolee ñoom Badou bi ñuy football ay yëmbal ñun ay xale lan mais yàlla def nañ ñu def petite catégorie def cadet ba def senior ñu football ak ñoom pendant pratiquement des années daanaka damay wax ni ñun ñoo bàyyandoo football donc du coup mu nekk lu extraordinaire donc ils ont une certaine longévité boo xam ni seen hygiène de vie daal je pense que ndaw ñi lu nu war a xool la. bon comme grand Ngalla fi mu ñëw ak grand Libaas. foofu ñu ñëw noonu presque boo xoolee loolu Libaas li tax ma gën ko dugal mooy 89 bi ñuy jël coupe bi yëmbal. moom foofu la ko gën a indee sax. foofu la gën a duggee ci li mu wax nii. topp la. 89 boobu. bi ñuy jël coupe bi yow te nga indi xam nga bii ba yaa ko dugal. kooku noo ko dundee ngoon googu. gaa yëpp di la xaar ñun ñoo leen jiitu. ñëw toog di leen xaar kër Mor Mbaye. yéen ngeen war a ñëw saane li ngeen yàgg ñëw fi 20h 21h. fekk na dañ laa tingoom di dox ak yow jëm si yëmbal ba Malika. loolu noo ko dundee nga nekk góol ba nga xamante ni yaa ngi soog a bàyyi góol ñëw nekk attaquant. ba nga xamante ni ñëpp di la coow turu Badou bi commencé foofu. waaw loolu moom chance la rek parce que
damay wax ni loo mën a liggéey des fois tamit yàlla daf lay dimbali. comme di rendre hommage également ñaar ñooñu jàll bala may àgg ci question bi. mooy Ngalla Niang. Ngalla référence la. waaw bañkat la un grand footballeur lenn moo doon defoom kenn mënu koo defloo social. sanguloo. Ngalla bu ngeen sangoo benn yoon lay sangu. boo indi woon fukk du sangu. loolu ma dama nekk ak moom équipe seetlu ko Ngalla bu ñuy laal ci xon yi dañ naan bu yeboo ñu jox ko benn gis nga ba ñu day fond rek fii ci tànk yi la kenn mënu koo fexe ba def loo ko te moo ñu ciy génne moo leen ci génne tànk yu neex la yor tànk macha allah tànk yu neex yàlla dafa def nag ñu bokk génn kër gu ñu juddoo parce que Ngalla Ngajaga la juddoo ñoom Moussa Niang Ngajaga lañ juddoo ñoom Maam Góora ñaa ñii ñëpp ñoo bokk kër gu ñu juddoo après ñoom la ñu toxu dem ñangeen kër gi actuellement kër gi ñu nekk comme waa kër Baye Ngañ kër ga lañ dëkkoon ñoom it dañoo dem toxu foofu donc ñun on a grandi dans la même maison donc ñu màggandoo qualité yu mu wax ci ñun rek ci moom la nekk waaw grand boo xam ne vraiment exemple ci lépp ci ñime dëgg waaw ci làkk yi nag muy sa xarit non Libaas moom duñu sa xarit waaw yàlla dafa def moom day sama non seulement sama frère la mais sama xarit la dañuy partager ci lépp muy frère boo xam ni du ma mën a def témoignage ci moom lu dul dama koy ñaanal rek waaw parce que tim yàlla dafa def ñu am mag muy Libaas njiin lay moom moo doon suñu référence ci football li Libaas wax ni jooyloo na ma yëmbal man njiin lay jooyloo na ma terrain bi parce que Ngom moo ko gaañoon Mbaw ku ñuy wax Mbaw moom ak Sidi Diop dañuy amoon caay-caay ci football c'est-à-dire dañuy daw ak yow boo demee ba daw ci plexus bi la ñuy dóor xam nga plexus cardiaque moom ku ci dóor nit ki mën na dee ku def médecine xam ni plexus dañuy tere même boxe wala kii xeex ñu dóor ci ñoom conco lañ ciy dóor c'est-à-dire bu ñu dawee ak yow dañuy dóor conco bu la dalee nag da ngay xam dootoo nooyi Ngom def na ko njin laay fii terrain man maa ngi nekk xale bal baa ngi kii mais man damay for sama xeer di xaar Ngom pour mu ñëw ma saa yu jaaree rek ma dóor ma xaañ sama xeer ba gars yi di ma téye parce que man xam naa ne dafa bëgg a rey sama grand frère waaw donc sot boobu dugg ma waaw donc pour vous dire que ni sport bi léegi vraiment changé na mais bu njëkk yu nekk ci daan am waaw donc pour recadrer moo doon ci ñaar yooyu rek Libaas moom yàlla dafa def mu dem Mali Covid bi moo tax parce que 2019 dem naa def naa 10 jours Bamako waaw jël naa fii avion ànd ak sa xaritam Baye Ndiame ñu dem seeti ko Bamako cité du Niger waaw koo xam ne deful 6 mois Mali ñu dem seeti ko dañ ni ko yow li nga am ñii liggéey ak moom ivoirien yeeg yooyu yow li nga am yow defoo fi sax 6 mois ñun ñu ngi fi def 3 ans suñu mbokk musul ñëw yow sa grand frère seet si la sa sëriñ seet si la waaw mais lépp nag ci moom la quoi moom léegi sacre bi nag mooy waaw sacre bi moom sacre bi li ma ci gën a marqué temps yooyu dañoo am benn photographe bu tudd Balde moo immortalisé woon image bi waaw parce que sacre bi li ma marqué na ma mais dafa am leneen lu ma gën a marqué sax ci sacre bi mooy bi ñu gañee war a jógee yëmbal ñëw gars yi ni duñu dugg oto dañoo war a dox yëmbal ñu nekk ci discussion boobu tekk discussion bi coow lu dem te man ki ma tungoom moom mu ngi ma tungoom rek. Sané xol bi sedd na am na doole tamit. non am na doole xam nga Karim c'était l'un des meilleurs gardiens de Malika. et puis da daan def mbasang xam nga mbasang. waaw boo ñëwee moom mbasang la nga gaañu. non da nga koy laaj yow sax aayoon nga ci loolu. laaj ko Serigne Fall. waaw. Serigne Fall Madické. Karim damm na tànkam ci mbasang. parce que Karim day téye bal tëdd sa kaw. xam nga bu tëddee sa kaw boo bàyyee ko doo damm mais dafa tëdd ci kawam Serigne doon jóg ndeysaan tànk bi kii yàqu maa ngi rappelé dañ doon hôpital ñu aj tànk bi ay 15 jours pour man ko defar nit la koo xam ni yanu bi nag anecdote bi ma ciy nettali mooy ba léegi maa ngi koy fay nit la koo xam ni dafa maanaam fu mu la fekk daal dina la tooñ mu ni ma bu taseeg man nii rek la may def sama ndiggali day metti lu nekk ci poos bi mu jël ko parce que yanu ba ma la yanu woon yëmbal ba léegi parce que boo gisee sacre boobu mu ñuy wax waaw man demoon naa yëmbal waaw ñëwoon nga tim bi ñu indee Kër Mor Mbaye parce que boobu ak way am 12 ans yow jàpp nga way wi ma doon wayal way dafa rëy way wi ma doon wayal waaw dañ may tëral ci lal bi ñii di raay ñii di fóon waaw Badou Diagne nu ñu koy def tëral ko ci lal bi ñii di raay ñii di fóon mu nekk affaire ba mu deni man ma nekk xale am 12 ans ma dund loolu bokk ci xale yi njëkk a daw ñëw damaa def tànku nen dawee yëmbal ñëw ba fii
ma ñëw kër Mor Mbaye ñu toog di xaar. ndeysaan ba ñu noddu gee ngeen di soog a yegg si. ñu seen ngeen tollu caameen di wàcc. ñu tingoom la Sané tingoom la. boobu dëkk bi xam nga benn la. waaw foo dee seet les meilleurs rek. sélectionné leen Jaago yaa ngi fi. Joolaa yaa ngi fi. waa biir dëkk baa ngi fi. parce que c'était un grand coach. mu dajale loolu. yow guddi googu boo ngeen demee kër Baye Seyna. noo dundee loolu guddi googu. non comme ni ñuy dundee saakar rek. xam nga lu neex parce que da nga nekkoon xale ci biir gaal yi. nekk xale nag bëgg mbir mi. parce que man damay wax ni sacrifice même li ñuy wax ni man dama mbëkkoon poto. man booba gis naa bal bi gis naa poto bi. c'était contre benn baraak. waaw léegi benn option moo am. man Malika laa jiital ko sama yaram. waaw parce que mbëkk poto boobu boo ko gisee tamit ñu ciy gën a. insister mooy bi nga mbëkkee poto dañ la yóbbu dispensaire. mais coach bi dañu du la changer. waaw Malick Niang moo ma war a defal point de suture parce que boobu ñaw yi amul. boobu agrafe la ñuy def. maanaam dañuy jël benn weñ jam ko fii boole. parce que fii moo tojoon. léegi bu ñu ko boolee nii après dañ koy coller. yow bu ñu nettoyé deret ji boo ñëwee da ngay mën a footballaat. man bi may génn laa ni Fodé sama place bu ko joxe. waaw moo tax ñu joué à 9 ak góol muy 10. Fodé xam ni damay ñëwaat. man wóor na ma ni li ma bëggoon égaliser def nañ ko parce que bal bi mën naa ko mbëkk mu dugg mais dinaa toj poto. waaw boo gisee émission bi tamit ma gën ci insister foofu. mooy bi ngay ñëw. di duggaat maa ngi woon ci xale yooyu toogoon ci wet gi. maa ngi dégg yaa ngi naan Fodé match bi ñaata la waaw. loolu booba xëm gi la wala. booba maa ngi am 12 ans mais maa ngi dégg naan ñaata la. non du xëm gi parce que match bi man déjà bi ma mbëkkee. xaw naa perdre connaissance tuuti ndax bopp bu dalee ci weñ day metti xaw ma woon ni sax bal bi dugg na boo gisee may ñëw di laaj match bi ñaata la c'était pour am confirmation ba xam sama bal duggoon na am duggul bi ñu ma yóbbu mais nit ñaa ngi wax ni bal bi dugg na waaw foofu am na lu xewaat foofu encore lu bëri su équipe bi musaan sol ay seeni maillot mu rafet bay bëgg a dee sama bos ci gën a ñëw yàq ko mooy Badou du sol tubayu équipe bi mu dem ngan dim tubayu mu mel ni mbabal daal di koy sol loolu lan la parce que loolu dama ci daan nekk à l'aise mooy man dama bëgg a jóg dama bëgg te booy jóg ànd ak moom ci kaw man a ànd ak nekk à l'aise donc boo ma ñëwalee tubay bu pain rek damay am problème il faut nga te nag damaa amoon doole nag melul ni léegi moom kartan dëgg damay sentir que ni maa ngi ak forme des fois bu ma solee kilote boo xam ni sama mole yi day laal daf may gêner moo tax ma daan jël mbabal bu rëy waaw loolu nag dama ko royee ci suñu grand Thion Amar waaw moom moo doon sama référence ci loolu Thion Amar dam si yàlla na yàlla yërëm ko moo daan ñëw nag sol tuwéy yoo xam ne mbabal mu toll nii mais léegi nag 89 boobu. waaw ñu joué ko jël saakar bi. 90. defe naa ñu aj ñu. waaw. ñu ñëw fii ak suñu ay tournois. li mais waa Yëmbal ni comme tournoi yi noonu la demee. te ñii buñ leen ajaale joueurs yi suñ nawetaan du neex. nan ajji joueurs yi aj leen 2 ans. ñu def 1 an ñoom. nawetaan neexul ñu ni dañuy ajji ñu ni suñu yëfi bopp lañ bëgg. léegi yow 90 ak 91. foofu waa Yëmbal ñëw fii nag di seet si ñii jël ay ñoom Issa Mbaye ñii tànn ñoom Ngala Ñaa yow nga bokkoon ci équipe bu la tànnoon mu doon ñoo déggoo nga jëloon la yow ak ku mel ni Ngala ngeen demoon ñoo déggoo foofu noo ko dundee ak Siré Ndiaye waaw xam nga ñoom choix la woon rek parce que ñoom dañ daan ñëw photo yaa ngi noonu waaw mu ngi nii archive ñoo déggoo ci kanam yaa ngi nii 91 yor numéro 10 bi nii waaw xam nga ñoo déggoo dafa am particularité bu fa am ñoom dañu amoon benn joueur bu ñuy wax Baye Mandione moo daan def libéro très technique comme Roger Mendy ni mu technique mais da daan football 90 minutes du taq c'est-à-dire du maillot bi bu paree mën nañ ko bañ a fóot te kenn du fa jaar dugal léegi nag bi ñu taseeg Malika nag sama défi moo doon Ndione il faut ma laalal ko suuf Ndione day taq tey gars yi naa Ndione dafa technique mais gis nga Ndione ban defee 15 minutes musula daaneel naa ko fa ñetti yoon moo gënoon ci lim ci équipe bi gars yi ne kii il faut ñu jëli ko mu football ci ñun donc loolu moo doon raison bi ñoom nit boobu ñu ma dindi ci Baye Mandione ñu ni kon donc nañ ko jëli ci leen ma jëlee ñëw maa ngi rappelé ñoom Ahmed Ndiaye moo nekk ne le waaw match bi je crois contre benn baraag la waaw fii nag dama fiy rendre hommage tim
dama fi rendre hommage suñu benn grand boo xam ni tim décédé ndeysaan ñu koy wax Ablaye Thiaw Mbaye waaw di ñu nekkee ñoo déggoo moom moo nekkoon suñu président bu mii dëkk wetu armeel yi la famille Mbaye la waaw moom moo doon seen mag di liggéeyee présidence Ablaye Thiaw Mbaye Ablaye Thiaw Mbaye daf ñu daan gâté maa ngi rappelé ñoo déggoo xam nga ban ceeb lan daan añi ceeb bi Abdou Diouf daan añi parce que moom dafa nekkoon ci cuisine waaw cuisine photo bii boo gisee gardien bi mooy Sambalaay mu sëñ Ablaye moo jur jabaru maam Ousmane bàcc waaw moo jur moom jeewo ak jaari ngaalaa ngi nele mu ngi noonu ngaala ña ngi nele ci wet gi man maa ngi yaa nii nekk ni en deuxième position ñu sukk maa ngi nii ci biir bii contre jàmbaar la góor ñaa nekk ci camp yi jàmbaar yi waaw waaw c'est vrai de lii noo dundee match yi di dal public bi na la ci kaw waaw mais xam nga xelu mag rek fi mu ne yu ci bëri jàppatuma ko c'est de parce que bi contre jàmbaar ak contre benn baraak contre benn baraak bi dañ leen mënee 4 mais yow yaa dugal bii bu ñoo déggoo bi waaw contre jàmbaar yéen a gagné woon ñoo gagné waaw c'était en 91 waaw yàgg na de lii vraiment moom li moom Ahmed Ndiaye daal xamee naa ko même joueurs yi sax fàtte naa ñu ci bëri fàtte naa seen tur waaw Siré Ndiaye daal a ngi nii Siré moo sëgg nii man maa fi nekkoon Siré ak Ngala waaw non baneen bi non demal de l'autre côté waaw Siré ngi noonu moo nekk noonu waaw man maa nekk position bi Ngala ña nga nekk ne le Bàcc Thiaw a nekk ne le kële Ahmed Ndiaye la waaw Ahmed Ndiaye ñoom Omar Mbaye jël si nañ ko mu doon def libéro waaw ñeneen ñu bëri nag ay Moussa ak yooyu ñu ci bëri ñoom fàtte naa seen tur ndeysaan léegi fii yaa ngi doon fubal yëmbal mais tamit yaa ngi doon fubal Kër Massar waaw Kër Massar tournoi yëmbal di fubal Kër Massar waaw di football Kër Massar équipe bu ñuy wax koko yi xam nga man maman Ida Kër Massar waaw moom laa def nii ci photo bi muy Yaay Diagne dëgg la waa Kër Massar la donc xam nga Kër Massar dafa amoon ñetti partie benn bi bànqaas dañ koy wax moom ngay jot à l'entrée yow daf nga dem dikk léegi ñaay njooraan moo nekkoon ci cat bi fa koko yi nekkoon doon terminus entre les deux nag dafa amoon espace boo xam ni kenn dëkku ko woon moom la ñuy wax sanc yooyu moo doon cosaanu Kër Massar mais fii nii bi ngeen di fubal yëmbal di fubal encore sédiment créé wu waaw après xale yi tey sédiment nag ñu bëri ràññee na la ci terrain gaal gi fii waaw foofu ngeen nekkoon à côté ñoom Issa Mbaye nga xam ni c'était un libéro exceptionnel nga nekkoon fële ñu bëri daan yàkkamti match sédiment ak géej gi est-ce que mus nga dund dajeeg Issa Mbaye ci terrain waaw tase nañ. kooku nu mu daan mel. Issa tase nañ ci terrain xam nga. Issa beneen affaire la woon. waaw man ak Issa de moom match yu métti la daan doon moom. match yu métti la daan doon daawul barrage si kanam pour bala ngaa yegg si moom. non c'est-à-dire xam nga man sama avantage Mansour ci football. mooy man daawu ma seetaan adversaire. xam nga nit di nga seetaan adversaire am loo koy xalaat man li ma indi moom laay jaay. est-ce que bi nga dajeeg moom def nga match. toujours damay def match man kenn terewu ma mën a def match kenn mënu maa tere def match c'est-à-dire man li ma indi dama koy imposer. mooy entre 92 ak 91. waaw foofu la. dina metti nag Issa moom di nga jàll benn yoon mais moom day metti moom. chance bi ma amoon mooy bu ma xamee ni tey jii damay tase un défenseur de classe mondiale. léegi damay arrangé wu am kuy jouer faux neuf. c'est-à-dire man léegi sama neuf damay wóor man naa ko sacrifier mais en déviation moom bu bal jógee ma dévier ko. léegi foofu yaa ngi fubal sédiment. waaw mais tamit yaa ngi doon fubal yëmbal tamit di ñëw. maa ngi dem yëmbal parce que fii tournoi la woon. waaw dañu am tournoi parce que dañu aj damay légitime fii Kër Massar tim nekk tournoi. léegi ma dem di football foofu. parce que yëmbal boobu. foofu nawetaan la. c'est organisé waaw c'est organisé. léegi ñoom waa yëmbal jël si woon la fii est-ce que lu jafe woon la. waaye yëmbal jël si ñoo xam nga temps yooyu tim football bi da nga koy bëgg rek daawoo ci xaar dara peut-être passe transport lañ lay jox. ku mel ni kan moo lay jël si woon fii ku mel ni kan wala. mémoire bi da koy yëmbal mooy ñi ma la wax rek mooy ñoom waa ñoo déggoo yi. ñoom waa yëmbal yu wax ci yow sax dara. grand Ablaye nga déglu leen tuuti. waaw xanaa ma déglu leen. jox ko waa yëmbal yi lu ñu wax ci moom tuuti waa yëmbal yi. waaw Badou Gadiaga je le connais très 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 bien sax xam naa ko bu baax a baax parce que jaak benn poste la mos a am ci terrain mooy numéro 2 te nit la woon koo xamante ni bii c'est un gagneur. lépp loo gisaa mu mas kaa am problème ak waa Malika rek mooy bëgg dugal bi ñu remporter victoire xoolul kële dugal na xoolul kële dugal na mais na équipe bam gagné loolu moo doon moom première attaque. yow dirigeant nga nekkoon ka am te ne jour bu baax du la rëcc
yow da nga ñëwoon pioche si Badou fii yóbbu ko yëmbal. rapidement ko topp naa ko bay bëgg a dee sax. ah moom moo ma sonaloon mu jaraloon la lu ne. waaw waaye waa yëmbal. dañ ma waxoon ne moom tu es mieux placé que quiconque pour dem Malika seeti joueur ñoom boo demee waxtaan ak ñoom ba ñu nangu laa recevoir yow ñëwul jël si ñun ñu taal suñu oto nag eggale li ci des. jël si woon ko lu jafe woon la. lu jafe woon la parce que yi tamit premièrement kilifa la yoroon quoi. te ku nekk ku wax Badou waxi tamit góor gi tamit papaam ne moom i tamit kilifa la yenn yu bari ci biir Malika yi tamit moo koy dox moo ko deen def waaye booba it Badou mënu ko woon a rëcc parce que bu nee toogal day toog bu nee bàyyil mu bàyyi noo déggoo muy équipe bu rëy est-ce que équipe bu rëy Badou def na fa lu rëy yaa ngi muñ de parce que li tax ma ne def na fa lu rëy dama doon toog man maa ko doon classé bu génn jotee maa ko war a génne bu dugg jotee maa ko war a dugg te booba ñu wax ko ak ñu wàcc bañ koo wax mais ñoom joueurs yi ci seen bopp bi ñu jëkkee gis moom mu ñëw terrain et ne day football si ñëw ci regroupement ils étaient super contents parce que xale yi sax dañ doon génn di daw di dugg seeni kër naan jaag moom Malika ñëw na jaag moom Malika ñëw na ndiiraan moom laa bëggoon a xam ñëw Badou mu ni cëpp wàcc yëmbal supporters yi dégg ko dirigeants yi dégg ko joueurs yi dégg ko ak équipe adverse bi dégg ko lu mu doon def waaw satisfaction la doon jox parce que équipe adverse bi dan avant ñuy egg terrain bu fekkee dañ doon football ak ay xandaaloo kii ak ay cososaan ñoom dañ koy xam peut-être que ay neexle ñoo leen doon xaw a réer te tant que ñëwuñu terrain ba jàkkaarloo moom mais ay xandaalu yi dañ koy xam parce que koñ yi danoo jege ñante booleekaal nit ñi dañuy déplacé wu ñooy dem daan ne gis naa Badou Diack wàcce na foofu léegi gis naa Issa Mbaye wàcce na foofu léegi ak kii ñetti waa Malika gis naa leen wala ñeenti waa Malika gis naa leen ñooñu ay waa Malika la ñu ñoo ngi di kii ñu ne waaw loolu bu ñu agsee terrain nag supporters yi ñoom day nekk surprise ci ñoom. coach nga géej gi. way moom mu nekkoon sédiment. waaw voilà. léegi yow noo doon dundee géej gi ak sédiment. gis nga daana am anti Badou. très bien da nga yoroon le meilleur libéro de tous les temps presque mën nañu ko wax. Issa Mbaye noo doon doxalee loolu. xam nga lu ñu daan wax ñun waa Malika. waaw bu ñu ñëwaat di football sédiment ak géej gi. ñu ne benn affaire rek mën a am de benn affaire rek mën a am kay lañ ko toog nag ñu waxtaane ko ndànk mooy bul dóor amul saaga amul xaste amul waaye nañu fexe ba Badou daal même bu dee ay partenaire am sax na leen mere na mer bu meree rek matcham yàqu parce que bu meree rek wax ji day daal di commencé bari te bu wax ji baree rek wax matcham yàqu Badou moom foo gisee muy yëkkati loxo di teg di kaas ci biir terrain xamal ne rek matcham yàqu na parce que la mu war a def même bu dugaloon 3 bi xamal ne waroon na dugal 5. comme noonu rek dañuy dugg ci foofu comme ni li Daas wax lan nga ci mën a retenir